wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Mbokki internet yi ñu ngi dellu si waat ak yéen di nuyu ñëpp di leen ziar di balu ñëpp àq te di leen ko baal di ñaan ci borom bi am jàmm ak salaam sutura àdduna ak alaaxira yàlla nañ ko yàlla defal te defal leen ko comme rek ni ngeen ko xamee Thiès Info ak liggéeyam bu rafet ak yaatalam bu rafet macha allah seen émission xubbul watan macha allah tàmbali nañ ko fii ci Thiès incha allahu taala bi ñu koy tàmbalee nag ñu xam ni comme diine ak jamono la comme actualité la lépp a ngi ci biir ñu ni nag dañuy seeti ndongo daara boo xamante ni dañ ko xam miin ko ci milieu bi muy kan monsieur le maire Alioune Sow di maire ouest tey moom la ñu fas yéene dalal ci bile émission di xubbul watan balaa ñuy sori ci loolu mbokk yi ñu bàyyi ko mu nuyonte ak yéen présenté wu ñu dugg ci liggéey bi bismillah monsieur le maire. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah d'abord dañuy sant borom subhanahu wa taala ci li mu ñu may ñu fekkee ndax fekkee rek sant la léegi nii rek avant ñuy tàmbalee émission bi sa caméraman yaa ngi toog du ñuy tàggee di ma woo pour ku ñu jël yóbbu Touba te woon nañ ni defaluñu borom subhanahu wa taala lu ko kooku defalul mais xëy na moo namm ci ne bésam tay la mu yóbbu ñun mu bañu fi donc dañ koy sant bu baax a baax a baax di dolli ak cant pour que mu dolli ñu it ci ay xéwalam comme ni ñu ko waxee bu ngeen ma santee bu ngeen ma ñaanee mel su ngeen ma santee ma dolli leen donc loolu dañ koy sant ba di nuyu li nga wax mbokki internet yëpp di nuyu aussi ñi ñuy déglu ak fu mu mën a dem rek muy ci écran wala ci audio di sant di leen sant aussi ci occasion yi ngeen ñu may des fois ñu mën a wax ak population yi sant leen gërëm leen mais aussi comme seeni baat lañu yor mais damay wax léegi présenté wu tamit pour ñu xam xëy na bu ñu la woowee ci émission bu ni mel am na ñuy njortu ne xëy na lii du ñu xam lu tax ñu def ko mais xam nga ñun mënuñ ñoo sepp ci daara ku ci mel na man damay wax ni ñun suñ lépp daara la su daara génnee ci ñun rek jeex na tàkk dara des ci ñun muy man ak yow ak ñeneen ñi nga xam ni xam nañ leen ci lool ñun bi ñu amee juróomi at la suñu waajur jël joxe ñu ci daara maanaam ñu nekkoon fii jàkkee Tukulóor kër Thierno Abdoul Sall ñu joxe ñu fa man presque sama jeunesse yëpp foofu laa ko passé maanaam mën naa wax ni ba bi may xam di xàmmeliku foofu laa dëkkoon ci kër gi nekk ak moom fa laa jànge alxuraan fa laa dale ba jànge alxuraan mooy ay cant ak ngërëm gu rëy bu ñu am ci ay Thierno Lamine Sall ñu jàngal nekk doom ci Thierno Abdoul Sall ak suñu papa Amé muy way juru Thierno Alassane Sall nga xam ne ñun la njëkk a jàngal avant muy jóge fii ñu nekk première promotion donc yooyu yëpp ay cant la ak i ngërëm di wax ni ñun biñ ci jógee it li ngay wax rek ñu nekk ci gëstu bi di seet li ñu jàng nan la ñuy def ba contextualiser ko maanaam nekk ay doomi daara yu moderne ba suñu joxe station yi ñu mel ku ñu gis jàpp ni ñun ak yow xam ne ñun ak yow ñoo bokk jamono mais it am na lu ñu làq leneen lu bokkul ak lii maanaam dégg-dégg bi ñu yàlla may peut-être ñu mën ko am ci téere bi ba mën ko gérer li nga xamante ni moom la ñu yor te mu jóge ci dogalu borom subhanahu wa taala. jërëjëf monsieur le maire ñu kontaan loolu mbokk yi ndaxte ki ñu fekk si mbokku daara la macha allah ba pare di yëngatu ci wàllu politique muy ñaar yoo xam ni macha allah dëgg-dëgg dinañu xool ndax war naa mën a nekk wala warta mën a nekk waaye rek fi ñuy tàmbalee ak moom monsieur le maire dañu toll ci réew moo xam ni jaxasoo dafa am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ñaar suñu yàqoo réew yàqu waaye ñaar suñu baaxee réew baax mu ni sinfaani min ummati ida fasadu fasadal kull al umara wal fuqaha monsieur le maire première question bi may njëkk ak yow fi ñu toll ci Sénégal amatuñu repère ci côté politique amatuñu repère ci wàllu diine moo xam repère la wala référence lan nga ñuy wax ci loolu. xam nga nit ñi manque de repère wala manque de référence bi damay jàpp ne ci doomu aadama yi la rek ndax fii barki de maa ngi koy wax benn waaye may ree man nag ñun dañuy xëy suba ba ngoon di wax te li ñuy wax lu ci bari wóorunu te contrôlé wuñ ko te wax ju bari lépp di dëgg alxuraan kese la leneen lu waay wax mun nañ koo seetaat ko donc ak njuumte am na waykat bu ko doon wax ni nit ku dul juum amul alxuraan moo ko njëkk a wax borom subhaanahu wa taala lañ jàpp ni kenn la amul ndey amul baay waxam du dandu te li mu waxal am na fu mu ko jaale ba mu yegsi ci ñun te it
jaar boobu ay téere yu bari dañ fee jaar ay yonent yu bari jaar fi mais segg bi ñu jàpp ni moom la mooy alxuraanul karim diine ju ñu jàpp ni moom la mooy diine l'islam donc référence bi seen Muhammad sallallahu alayhi wasallam la te référence beneen bi alxuraanul karim la donc man li ma jàpp mooy tey li nga wax bu dara yàqoo rek ñi ñoo war a xoolaat seen bopp seet est-ce que dëppoo nañu ak li ñu digal te it est-ce que ñu ngi ci li ñuy wax ñun moom la ñu gëm xam nga ab dëkk nag bu ñu waxantee liy dëgg lu ko yàq yomb na li ko defar moo jafe li ko defar nag mooy kenn ku ci nekk tënku ci li nga war a tënku dama lay joxe léegi exemple dañ ciy waxtaan avant ngay ñëw mën na dëkk bi amul kuy xëy rek di wax lu rafet ci sa morom loolu yàqu-yàqu bu ñaareel bi tey amul kenn ku wóolu ki ngay nekkal ba ci sa soxna si ngay fanaanoo maanaam loolu ba amee cib dëkk développé ko dafay jafe ndax yow boo ma waxee génn li jamono di waxee léegi sax man da ngay wax gëwuma ci dara mais dinaa déglu ba nga jeexal du ma am honnêteté wu ne la oustaz li ngay wax ni kat nañ ko waxtaanewaat ba ñu bokk ci maag yow benn entente ku nekk dem non dama lay déglu ba nga pare nga génn dem waxuma la ko mais ma woo secrétaire wala kenn oustaz daal dégg nga li mu fi wax ak leneen ñaareel bi soo may xool yenn saa yi dañuy jàpp ni te wax ju doy waar la wax ju dérangeant wax bu ñaaw yenn saa yi nit ñi nga dégg ñu naan waxi politicien jamay jox exemple jarul dóor sa doom dëkk bi kan moo fi politiqueul te yow mi koy wax jàppoon ni sa tante sa yaay wala sa mag wala sa papa sa daan na politique donc kon jàpp nga ne sa wayjur bi la jur ay waxam jeex te dóor sa doom maanaam yooyu ay jargon yu ñuy fooye ñaareel bi suñ nekk oustaz ñu ne jarta sonn de ñii day yàkkataan lañ nekkee ci daara jeeg doomi jàmbur yi gëmuñu li ñuy def nga ne imam bi ñu ne la gëmul dal nga ne journaliste bi ñu ne la corrompu la xaalis léegul nga ne nu mu tëdd sax avocat yi ñu ne li ñuy jugé teguñu ko fenn ca nga ne policier bi ñu ne bu nekkee tali bi léegi maanaam kon dëkk bi kan moo fi jub te loolu lépp fii la rek il faut que les gens jàpp ni benn oustaz benn politicien benn médecin benn avocat bu dëng du société bu dëng kooku moo dëng ak ndëngam mais xëy na système bi comme li ñuy wax bu jaaree yoon nit ñi jaar yoon war nañoo mën defar société bi tabarakallah li mu wax mel na ni mbokk yi ñoo ko déggandoo détaillé na lu bare ci li nga xam ne des fois day am ci oustaz yi comme ni nga ko waxee am ci politiciens yi comme ni nga ko waxee am ci ministres yi ak fu mu mën a doon li nga wax moo am na ci solo parce que ndëngte gi fépp la ndëngte gi secteur boo dem da nga ko fay fekk waaye ñi nga xam ne ay royukaay la ñu war a doon nga xam ne dañ leen war a topp boo seetee jamono ji ñu toll sur le plan politique ak ci côté religieux dañu gis ni problème boobu repère amatul monsieur le maire problème daal di am beneen bi am loo xamante ni am na ñu mu metti wala dama naan jullit ñëpp la metti fan yi passé yàggul dara def nañu benn marche fii ci promenade des Thiessois mais li may laaj monsieur le maire lan moo tax ñenn nitu religieux yi ak yenn homme politique yi lépp loo xam ne wax nañu ni dañu koy wooteel l'islam pour nga gis leen ñu présenté wu problème lay doon keroog su ma juumul ñaar lañ fa dégg ñoo fa ñëw ci promenade des Thiessois lu toll ni Emmanuel Macron li mu wax Seydina Mohamed mu doon loo xam ne kuy jullit dalaa war a naqari promenade des Thiessois waroon a fees dell gisuñu fa benn politicien lu dul yow lañ wax ni yow lañ fa tudd ni yaa fa ñëwoon ak kii di monsieur le maire Talla Sylla ma lay laaj monsieur le maire ñeneen ñi fan la ñu nekkoon waaw mais xam nga alxuraan boo xoolee ci lu ci bari adresse bi professeur Talla té wax ñun day wax ak ñi gëm ak ñiy jëfe ne lazina amalu wa amilu saalihaat ñun nag jàpp nañu amuñu leen parce que dañuy judd jàpp ne suñu ndey wala suñu bàyyi julli la yem nañ ci mais saalihaat bi mooy problème c'est-à-dire foofu mooy ëmb ñu mën a juger nit ki jullit la wala du jullit parce que nag ci foi rek mën nga yeewu fekk sa baay ak sa ndey nekk jullit nga jàpp ne jullit nga yow nga gëm ni yow jullit nga parce que ngëm-ngëm bi wër maintenant dans la pratique mooy nag lépp lii dafay dugg ci lépp loo xam ne day violer li nga xam ne loolu la ñu gëm loolu la ñu gëm mu nekk suñu foi inébranlable maanaam nga mën a jaayante ak moom jaayante boobu nag moo taxoon ñu ni la guerre des armes et tout ça c'est fini jihaadu nafs moo fi nekk xeex ak sa bakkan nag mooy lépp loo xam ne jàpp nga ni lii jóg war na mën a gàllankoor sa intérêt sax nga xeex ak moom xam nga man toog ci bureau bi ak dem toog ci mbedd mi laa yamale man awma problème mu ay comme yi nit ñuy wax ay agrippé pour jàpp ak su ma waxee lii mën na naqari Macky Sall mu bind c'est-à-dire boobaa damay jàpp ni sama adduna wala sama avenir wala sama dara Macky Sall mën na ci dara su ma waxee lii gouverneur mën na bind lettre man lijjantiwuma loolu xam nga laa lijjanti jàpp naa ne lii yi am fii dafa am fu borom subhanahu wa taala wax ak ñun te wax jooju damay wax des fois benn waay ma ne ko ñiy fëgg dañ naan affaire bi man la baat boobu borom subhanahu wa taala moo ko njëkk a wax
ndax boo jàng aaya bi fi mu wax ak ñun qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha bu dee ba ci fin bi lu muy wax ah tuuti man saa bi ay tuuti mu ko man saa wala tuuti mu ko man saa. waaw tuuti zilu man saa wala tuuti man saa. waaw ni kala kulli shay qadir. jeex na xam nga foofu day wax ni force yi muy wane yëpp ni moom moo koy incarne xam nga keroog wax naa leen ni yenn yu ci bari dañ koy wax mais ay diminutif nom de Dieu la président c'est-à-dire yooyu ay général ay gouverneur yooyu c'est des diminutifs de mais boo jàngee tur yàlla yi da ngay xam ne lii am na fu ñu ko tibbee dénk ñu donc loolu da ngay xam ni ko li nga yor moom loo ko que ça soit très clair maintenant yàlla foofu day wax ak ñun ba ca wane ne ay guddeeg bëccëg maa mën a jaxase def ko lii maa mën a jël wax ba ci yàgg nag ne affaire bi nag neexul ba neexul mais man la waaw wane ni moom la donc ñii di wax du ñoom parce que amul kenn ku mën man tey oustaz mi lu ma ko bëgg-bëgg man damay wax ni maam Malick Sy bu Seydou bu Seydi Hadji Mansour bu Seydi Aboubacar Sy ak ñooñu man filière boobu ci ñooñu laa gëm ci loolu laa nekk mais jàpp ma ni dara ci sama àdduna mën nañ ko ci dindi wala ñu def ko ci bu ma ko gëmee rek maa ngi shirk te ci tene laa koy wax ñu koy dégg donc keneen ku jàpp ni am na sëriñ bu mën ci yow def ak dindi bon bon ngaa bàyyi bon a bàyyi julli parce que loolu ay pouvoir di jëla donc tey bu jàppee ni man sama station bii ma yor war nañoo mën a marche xam nga affaire problème Emmanuel Macron xam nga du ma ci sori parce que man xaw ma ban diine la bokk man loolu sama problème man su ma jàppoon ni c'est un vrai chrétien mën naa wax ak moom parce que boobaa di nga jël livre bi wax ko bible lan la wax ci droiture ci maandute parce que bible wax na ci mais xamoo foo koy féetale c'est des gens qui appartiennent à des loges et heureusement bi ngeen ma may occasion télé sax parce que fee mënu ma ko woon wax pour ni mu jàll dans le monde gis nga loge yooyu nag l'islam du seen morom te julliti duñu morom ñooñu mais pourvu que julliti am ful lay wane ni ñoom la jullit bi nag du maire bi du gouverneur bi du préfet bi du imam bi du oustaz bu ñu nee génn leen tey jii amul kenn ku waroon toog sa bureau di xool sa station de responsabilité mais monsieur le maire foofu nag laa soxla. foofu laa tax xam malheureusement parce que keroog bu fekkente ne lu toll ni Thiès. Thiès lu toll ni moom lépp lu ñu woote ci wàllu diine ñu bari di wane ni dañoo bëgg diine dañ koo sopp ñoo xamante ne ci wàllu politique lañ ne comme ñeen sa gars yi di wane ni bëgg nañu diine lu ñu xew la ci wàllu diine ñu woo leen ñu assisté ca ñii dañuy jooy fii ñii génnee rangoñ fële mais lu toll ni ñuy defal marche Seydina Mohamed fii ci Thiès promenade des Thiès waa gis ñu fa lu dul Alioune Sow monsieur Talif la waaw mais xam nga man la où sont les autres mais xam nga rangoñ soriwul doy na waar rangoñ soriwul ci doomu aadama génnee ko yomb na tey ji mën ngaa génn fii rek gis situation bi yom gaz yooyu du foofu la ñuy juger nit ki c'est des actes mooy tax ñuy poser damay wax ni tey jii jàpp nañu ni tey këru falukaay yi il faut nga dem Tivaouane il faut nga dem Ndiassane il faut nga dem Touba il faut nga dem feneen ak feneen ñu ñaanal parce que jàpp nga ne ñoom mën na noo fal alors que ñooñu kenn ku ci nekk xoolal boo demee Touba tey Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul lan la ñuy wax c'est-à-dire c'est un serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam loolu la jël def ko son titre le plus important pour moom am na ñuy wax sax ni daan na wax ni ku may woowee Khadimou Rassoul am na sa lu ñu ci teg xëy na bu leerul ci jàpp duñ ci mën a sori mais li am ba am mooy kooku tax tey kooku di yëngu su fekkee ni tey war ngaa mën a jóg dem Tivaouane dem Touba dem Ndiassane dem feneen parce que jàpp nga ni boo fa demee ay Tidiane yi dinañ ne ah monsieur le ministre wala monsieur le maire dem na fii nga dem Touba ak yooyu c'est-à-dire jeu boobu ñuy joué te nag alxuraan waxoon nag ñun de dana jamono dina jot peuple bi ni mu mel dirigeant bu mel na ñoom lay am loolu duñ suñuy wax donc loolu moo war a tax ñun ñu fàtte suñu yii man li ma koy wax du dañ dama ne gratu maire ak gouverneur préfet ministre président ku mu tabax yëkkati sa wax bés a ngi ñëw ki ñuy suuli tey Touba lan la woon ñan ñoo koy suul kan entre bu almoo dafa ne diggante noyyi ak nokki entre l'inspiration et l'expiration j'ai placé la mort ñun ñu ngi di waxtaan mais génn bureau bi wóoruñu donc grade boobu nga takk yoo xam ne lan nga war a xalaat bés bi nga takk fàtte ko mais bésu tekki bi wóoru la parce que ku sa dee wóorul sa tekki grade wóoru la xam nga moo tax booy wax ak nit ba mu naan ma non ñu ngi xaar élection yi jot boo waxee damay tudd yàlla ci suuf parce que dama naan kon kii fanaanam wóor na ko te man sama bos wóoruma donc boo may menacé di xaar élection xamuloo man sama life sama àdduna ci loolu laa ko teg maanaam poste maire bi fi la nekk mën na ko gaaw a daanu mais nag c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne c'est le prophète de l'humanité ñëpp jàpp ni kii moo tax ñun ñu sàkkuñu suñu wootee pour moom bu fekkee yow DG nga war a génn ñu dàq la da ngaa war a génn boo génnee di nga xam ni kooku mën na la jox leneen raw loolu donc concept boobu ñu ko am bariwul aujourd'hui beaucoup de gens sont sous la menace de même soo waxee yenn déclaration rajo yi nit jël téléphone wala non booy mesurer li ngay wax ka parce que état nga ne qu'est-ce que c'est que l'état c'est-à-dire croyance boobu bu nekkee mu ngi ci yow leneen looy def yëfi naafeq ngay def et c'est valable pour tout le monde li may wax du ay wax ay kii ak dama ne grade boo mën a am laa wax
ñu woote pour Seydina Ahmed génnoo di jàpp ni boo génnulee ba pare génn dem ci jàng yi ak yeneen ñi di ko président naafeq la. merci c'est-à-dire loolu. il faut qu'on ait le courage de le dire. imam yow. Ira Ndaw ak Oustaz Aliou Sall yëpp moomu leen yonent bi. moomu leen ko. xëy na li am mooy ñun ñëpp a nekk noonu ci daara ji mais yéen a jël loolu def ko. te it ñu leen koy gërëmee. parce que borom subhanahu wa taala bi muy wax téere bi muy wax ak ñun. nañuy wax téere sax parce que des fois on peut mën nañ def amalgame li hadis yi wax ak li yëpp non mais téere wax ni yàlla bi muy wax ak yéen subhanahu wa taala bi nga xam ne moom moo ko façonné ba mu mel ni mu mel. mais ba mu koy tagg tuddul Amina tuddul Abdallah. dafa ne ko wa innaka laa xuluqin aziim. xam nga jikko la ko taggee. donc tey ba muy waxaat ki gën ci yéen lu mu wax. dafa tudd président. dafa tudd général. tuddul kenn dafa ne ki gën ci yéen. mooy ki xam alxuraan di ko xam. donc yéen position boobu dañ leen koy nawe. man damay wax ni bokkoon na ci li may ñaan boobu subhaanahu wa taala tey bala may sàngoo suuf mën a jiite ay doomu aadama mais loolu boo ko defee option def ko leitmotiv jàpp na yow sa àdduna nii ngay tëddee su nit di wax ak yow sax ay waxi maire ak ay ñàkk fayda yi mooy problème Macron nag je vais terminer par là dama jàpp ni su fekkee ne am na ñu jàpp ni la France a une force bu mu mën a exercer ci kaw nit ñi ba tax tey yenn leaders yi mënuñu génn wax ñu ngi ci erreur bu extraordinaire la France a un petit problème qu'il ne pourra régler ba at France di tukki xam nga keroog nee naa leen la France va devenir musulmane mais loolu mooy li am la France suñu doon gis-gis ñoom tey la fa tudd ci Mohammed biir France moo leen metti ba Macron di wax ba ñuy caricaturer pour décourager ñu koy tuddee seen ay doom mais la France a eu tort de coloniser que des pays musulmans tous les pays musulmans africains France moo leen colonise suñu maam yi des fa suñu papa yi des fa jur fa ay doom ñuy takk seen doom yi ils vont tous rentrer dans l'islam Macron est le dernier maillon d'une chaîne bi war a mën a créer ay di sur l'islam te waxatuma nag si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le prophète de l'humanité donc nit ñi nañu delloo seen xel ci yàlla fàtte seen grade yi si cette marche là pouvait être renouvelée ñu xoolaat est-ce que nit ñi am nañ courage yu génn man jarumaa woo man su ngeen ma wooyee ma ñëw su ngeen ma wóol ma ñëw parce que ba ma ñëwee takku badge organisateur laa takk parce que nag lu ñuy tuddee Seydina Mouhamad nekk ci organisateur moo gën nekk décideur. monsieur le maire. macha allah wax ji ñun ñëpp déggandoo nañ ko. kon li ñu ciy wax rek mooy autorités yi nga xam ne ñii biir Thiès jullit ñi bu ñu wootee te lu jëm ci diine l'islam na ngeen joxe seen bakkan ndax bu leen fàtte Badrul Kubra. bu leen fàtte Oneyni bu fekkente ni jullit nga keroog dama am gàcce. réussir na nag na leer. waaw c'est sûr réussir na mais comme ñoom dañuy woote ni diine lañ bëgg. te dañuy làqatu ci ginnaaw diine pour diine fal leen comme ci mën a doon ci ñoom bi nga amee problème da ngaa dem ci nitu diine yi fal la kon li war ci ñoom bu ñu wootee tey lu jëm ci diine nañ ciy génn wane ci seen bopp beneen monsieur le maire dama bëgg a xam ndax àq xam nga li ci ne li ci alxuraan wax xam nga ko àq sew lool bari lool am dimension bu ko sunu borom teg may laaj monsieur le maire Aliou Sow ndax sa àq ak sa waa maire bii di maire ouest li dox sa diggante ak ñoom matale nga ko ci agent yi wala ci commune bi moo tax waaw commune bi macha allah ñu ngi sant borom subhanahu wa taala ba gis nga ñun yow xam nga ne ñun fii barab bi li ñu fii ñëw sax te duñu ànd ak koor bariwul ñun médecin moo ñu tere ba ñu arrêté mais ñun bés bu ne bésu koor la woon ci ñun jàpp ñu weer daf ñuy tax tey décision bu ñu mën a jël fii man dañuy yedd suñu bopp lii ñuy def est-ce que mu ngi gaañ est-ce que poser question yooyu tey boo gisee table ji bari yëpp ay signature da ngay lire seet man damay jël suma téléphone di woote li may wax nii je parle ñëpp may dégg man damay yem ci dossier jël sama téléphone woo nit sëñ bi lii nga bëgg de fan la war nekk lii ak lii est-ce que bu ñu ko defee est-ce que mën ngaa ñëw wala ma envoyé agent yi dem ñu xool loolu mooy premier acte bi ça c'est une gestion participative maanaam pour wane ni ñun décidé wuñu ñi rek tëdd li may wax nii su ngeen génnoon du verrez des gens qui vous diront que man woo na ma man damay jël sama téléphone teg fii su ma ubbee nga def benn demande sama jël sama téléphone woo la parce que damay bañ des fois tout tànk yi wala agent yi ñuy yónni ñu dem seet ak administré yi loo xamante ni dafay ñaaw ba dañ naan maire la xam nga Sénégal ñetti fan yi nii passé am na ay mbir yu fi xew fii sax ci biir commune bi damay jóg dem di ko dama naan population yi baleen suñu waxee rek ngeen ne maire yëpp a yam toog wala gouverneur wala préfet yëpp a yam wala oustaz yëpp a yam non mbir bu la ñoree surtout gestion wu cité boo amee lu ci lëndam jël sa téléphone woo kilifa gi mënuloo ko mu jaral la jël sa oto dem déplacé wu mairie bi soriwul suñu créé ay maire de proximité c'est pour que moo am une gestion de proximité nit ñi mën a wax ak seen ay kilifa te nag des fois pour suñu mbokk yi ñuy soxloo ak fal wala dara liñ naan ko sa wujj
di sëlëm doo set wala fi ñoo koy wax des fois ñooy teg ci deru nit ñi loo xam ne la mais man lu ci bari su may ñibbi sama kër man damay dox su may liggéey si damay dox sama kër ak fii hôpital régional pour mën rencontrer population yi waxtaan ak ñoom mënuma lépp jéem ma ko mën parce que yàlla mën jox ñëpp joxu leen mais au moins dama ne woon dinaa dindi benn barrière mooy barrière u soxla sa maire bañ koo jot loolu ma ci doon def ay jéego. su ma la ko nëbbul am na ñoo xam ne li ñuy wax ci yow li ñuy wax ci yow mooy Alioune Sow kenn du ko woo léegi kenn du ko woo ba jot ko waaw mais xam nga mooy li ma la wax xam nga yenn saa yi li ma lay wax rek ñiy wax xam nga oustaz yow su ma soxla woon sa place bi ci rajo bi fu ma dem toog booy def émission kenn sa wax sa der du fa rafet mais dama jàpp ni man dëkkuma ci cité dëkkuma ci résidence xaw ma lañu koy man sama kër bàyyi laa dëkk ba léegi biir Grand Thiès sama chaise du jógee ci sama buntu kër hôpital régional ku fa accouché am problème ñu ne leen demal këram a nga nee di tàkk su fekkoon làqoo ma tax a jóg damay def ni ñenn ñi niñ def damay dem fële ci résidence yi nga xam ne wut xaj wut gardien tëj sa buntu kër su ñu waxee nga naan leen va voir avec madame ak yooyu man je ne suis pas dans ça moi je suis dans le quartier où je suis né man fa laa nekk ba tey fa ma juddoo yaroo fa ba tey jii soo ma fekkee ci grand place maa nga fa ba gi dem ba ñuy bale koñ ba la ma daan def sëgi bi ñu koy gor loolu c'est des choses yoo xam ne ci laa yaru te bëgguma mu dañ ci man xam nga lu tax lii dafay xëy jeex mais xam nga Aliou Sow jafe na jot day fekk Aliou Sow dëkk ci quartier boo xam ne mënuloo ko bañ a gis lenn nag mën na nekk moment bii may wax ak yow nii est-ce que mën naa fi wuy téléphone soo génnee ma am bureau municipal réunion mën naa wuy téléphone bu bureau municipal bi génnee ma am réunion commission mën naa wuy téléphone donc mën nga ma woo toute une journée doo ma jot c'est ça la réalité man gis nga soo ñëwee ne ma ministre sànga mënu ma ko jot damay ree boobu sax nekkuma maire parce que man damay jàpp ni lii rek déjà on va faire peut-être une heure temps yi ku ma jox an téléphone bi soo amee xel te yow it boo ñëwee audience kii wax loolu bu ñëwee audience ñu def maa yow 30 minutes du ma yor sama téléphone est-ce que keneen ki may woo dina xalaat ne am na ku ma nekkal c'est un peu ça la réalité mais xam nga téléphone bi jël ko ñaari ci nekk oustaz na nga def ça va maa ngi fi rek lii laa soxla woon mën naa nekk wala mënul nekk wax ji jeex na loolu fi jar bañ a jël téléphone mais quand même que li ngay wax rek da ngay nekk dans des secteurs yoo xam ni oustaz bi jàpp na ne kii moo ko gën a neex baat wala moo ko ëpp ora fu mu dem ne ki waajale day jaay ki waaye jubul politicien bi dem fële naan sa waaye kenn jafe naa jot loolu moo baaxul mais man jàpp naa ni bu fekkee téléphone sama secrétaire gis nga ni mu yoree téléphone su ma paree lépp lay recensé jox ma ñu ma ci mën a woo ma woo leen mais yenn saa yi nit woo la téléphone usage dama lay wax li ci nekk maanaam bëgg laa jëlal 30 minutes yoo xam ne la ngay wax vraiment day yàq liggéey bi yooyu mais du ay question ki mais en tout cas man li ma jàpp mooy mataliwuma lépp de mais maa ngi jéem a jaamu lu ma mën ci soxla askan bi ci li nga xam ne mën naa ko et li nga xam ne bu ëllëgee kenn du ma ci jam mais tey avant-hier journalistes yi ñëw nañ on a fait suñu débat d'orientation budgétaire pour année bii di ñëw ñu présenter tableau journaliste ko fekkee ko on est à presque 98% de réussite li ñu proposé woon sa Thiès waay te incha allah le bilan va sortir li ci des nag mooy doomu aadama yow mii mënoo neex ñëpp en avant boo toogee tànn di waar di nga dégg ku naan waaye kii nañu dimbali xam nga lu ñu xool oustaasu démb bi wala ngeen jote woon bu yàgg te yooyu koo xool ay ñuulam rek man boog du ma doxee noonu man képp ku ma gis li may gis yow mooy doomu aadama bu jub bu baax bu normal li ñeneen di yow la ak yàlla mais man nekkuma ci ay logique ay kii en tout cas daal jafe jot bi waxin la rek mais li may wax ni ñoom xam nañu ko heure liggéey nag heure liggéey la quand je suis au travail mais sinon sama téléphone man benn puce laa yor amul ay woo ko ci orange bi suba ci tigo bi man nekkuma ci yooyu depuis ma Alioune Sow ma nekk entraîneur football nga xam ma ba tey même numéro téléphone bi laa yor mais nag heure de travail la fii may wax ak yow nii bu procureur nekkoon audience boo ko woowee di nga ko jot soo ñàkkee xel ni dama koy woo jotuma même boo dee mbokkam alors que y a des heures où vraiment joindre la personne devient un problème. dëgg la monsieur le maire heure de travail la kon loolu moom yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ ko xam naa rek ñu dugg nag ci loo xam ne mënuloon ñàkk ñu laaj la ko soxla nag ay leeral yu bare ci loolu dañu dégg ki nga xam ni mooy sa kilifa muy monsieur Idrissa Seck ku ne xam na ni doomu daara la ñu gis benn vidéo boo xam ne daf ci waxoon lu am solo te muy alquranul karim man foofu nañ fa teg suñu baaraam ñu xaw faa waxtaan tuuti te mooy yàlla dafa wax ni li maa taquluuna maa laa tafxaluun yàlla teg ci ni kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafxaluun lu tax ngeen di wax loo xam ni da ngeen koy wax ba pare adduna yëpp dégg ni wax ngeen ko yàllaay wax nag
waaye du ngeen ci jëfee dara. loolu xaw a doon benn problème boo xam ni damay wax ni ci milieu bi nga xam ne nekk nañ ci te par côté yëpp laay waxee. dafa bari. léegi nit ñi pour ñu wax la dara jox la promesse respecter promesse boobu. monsieur le maire dafa xaw a tumuraanke. ci loolu dañ fay teg tànk ba tey ñëw ci question bi nga xam ni mooy ànd ak loolu ma la laaj. parce que bëgg nañ mu yaatu. dugg Idrissa Seck. monsieur Idrissa Seck en tant que ndongo daara ndax émission bi bu ñu fàtte ni xobbul watan la tudd. bëgg sa réew. moo tax ñu ciy waxtaanee nii. dugg Idrissa Seck ci biir gouvernement bii. ban jàngat nga ci am. mooy seen turu émission bi rek. jeex na réew jeex na. li mu def action bi loolu man noonu laa ko jàppee damay émission bi. dafa ànd ak actu Idrissa. dama lay jox ay tegtal yu leer. waaw mais nag bëgg naa mu leer de. non damay expliquer fa laay commencer. te dama bëgg li may wax nii. te yow li ma wax nii tam comprendre nga ko te mooy. aaya bi ma indi. waaw mooy li ma déggoo ma ne aaya bi day wax nii. mooy acte bi Idrissa def. xam naa ne xam nga aaya bi. heureusement ba émission bi tudd. waaw bëgg sa réew. Idrissa li mu def nee na moom acte bëgg sa réew la. damay joxe exemple yu leer. léegi ma ñëw monsieur le maire. dama bëgg mu leer tam. benn bi mooy aaya bi li mu wax. xam nga ko bu baax. ayca doomu daara nga. ayca wax ba pare li nga wax defoo ko. yàlla am na lu mu ca wax. parce que dañ loolu li muy jural nit ki mooy bàkkaar. muy beneen mooy Idrissa duggam ci biir gouvernement bi. ban njàngat nga ci am yow. ñaari simple rek. mooy d'abord ci Idrissa wax mu dañ amu ci. may wax lu leer parce que man nag dama bëgg li may wax mu leer balaa ñuy sori. Idrissa juruma jënduma dundalul sama njaboot. donc man du ma fen ci loo xam ne bu ëllëgee su ma koy layoo Idrissa du fa taxaw. li may wax damay wax loo xam ni. lu ma gis la constaté ko yàgg ak moom. xam nga PDS ba léegi du tey. bi ñuy arrêté chantier Thiès man bokk naa ci ñi jàpp. bi ñu jàppee Idrissa. mu man Diatara Ousseynou Gueye yooyu ci arrestation yi ci lañ bokk. def lu nekk ndax Idrissa. te man ñàkkuma fayda. li ngay wax ni su ma gisul woon ci moom melokaanu daara man dem naa defi leneen. damay wax ni moom ak ay Cheikh Bamba Dièye ay même ba ci ay Khalifa ak ñeneen ñi ñëw ba ci ay Sonko ak ñeneen. li ñuy wax di def référence ci Coran. man tax na tey ku ci nekk waroon naa mën a ànd ak yow mais man maa choisir Idrissa pour ànd ak moom. na leer. kenn ku ci nekk référence nga parce que li ngay def Sonko bi muy def fii. kii bi man maa def déclaration au nom du te li ma ko wax lu leer la. faites le tout pour que ce peuple là bu ngeen ko trahir muy yow ak Idrissa ak keneen ak keneen. te sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum newoon na. maanaam góor gi ci xaaral bu tudd Sonko nii. waaw est-ce que du ñaaw njortu ci ñiy seetaan ci yow. non damay naa ko Idrissa rek nga def référence. waaw mais xam nga su ngeen ne non damay tudd ñëpp xam lu tax. su ma waxee ci sama leader kese dañ naan lim ko àndala tax. moo tax dama lay jox leneen dama ne Cheikh Bamba Dièye tudd keneen ak keneen. dama ne ñooñu seen politique bi ñoom ñoo fi indi ci papay Cheikh Bamba Dièye la commencé. wallaahu waahid ñoom ñoo fi indi wax ci politique di jël référence ci Coran. avant Idrissa. dem na ba ñu critiqué ko ci. ne affaire islamiste la. Idrissa ñoo di référence ci Coran. ñu naan dafay jabar. dem ba Cheikh Bamba Dièye tey du la wax ak ñaari baat te tudd ko. moo tax indi ma ne la muy keneen ak keneen. Sonko jéeñoon nañ ko fi affaire salafiste xaw ma ay naan mais nous ce qui nous intéresse c'est l'islam point barre. nga nekk léegi suñu intéressé mais non ci Idrissa dafa ne wax mu dañ amu ci. li ñuy wax naan wax mu dañ Idrissa dafa ne si toutefois que ñu éliroon ma. conseil administration territorial bi. dama koy dindi. parce que budget rek la. mais ku faluwul ban décision nga mën a jël. su ma faluwoon la Idrissa faluwul. dañ ko woo dans un gouvernement pour apporter un plus. pour jàppale mais Idrissa faluwul. tey les grandes décisions Macky Sall moo koy jël. est-ce que Idrissa am na fi mu nekk nii tey possibilité jël décret di dissoudre ay ko amu ko. mais nit ñi bañ a jàpp affaire bi di wax loo xam ne man li may wax nii. sax damay bañ rek. ñu yaakaar ni dama koy faral mais dama lay wax lu leer. ñaareel bi dégg naa ñenn ñi naan opposition radicale xamuñu luy opposition radicale. l'exemple d'opposant radical ferme c'est Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. Idrissa en presque 45 ans de vie politique 3 ans la ci nekk ci nguur lépp daf ko radicaliser wu au moment du parti socialiste où c'était plus difficile nit ñi mën a xeex ak moom proposition yi ñëw fekk ko prison ak yëpp daf ko décliner pour ànd ak Abdoulaye Wade ñu ñëw ba 2000 ñu ñëw au pouvoir te xam nañu nan la Abdoulaye Wade ñëw au pouvoir li ñuy bañ que Idrissa c'est l'actionnaire majoritaire il est plus qu'actionnaire majoritaire dans le du PDS te ñoom xam nañu ko bi ñu ñëwee au pouvoir 3 ans lañ def il a lépp la jël teg ci biti pour xeex li fi Abdoulaye Wade na doon yóbbu réew mi ñi fi nekk ñi di wax ñëpp président Macky Sall ak ñëpp ci biir ils étaient là-bas
Idrissa fekk leen assemblée ak du moins comité directeur wax leen lim leen di wax génn dem bu fekkoon pouvoir kese ak wax mu ne foofu lay toog parce que Abdoulaye Wade nag lu waaye di wax rek bu dee yéwén du ci moroom kenn jëf jaa ci président yi bu dee joxe poste bu dee joxe alal Abdoulaye amu ci woon moroom étudiants yi nekk Europe dañu koy wax mais Idrissa a dit que lii intéressé ma lu may intéressé mooy réew mi jóge waat fa ñaata at 2003 2020 17 ans Idrissa radicalisé wu dama ne lépp luy commission bu mën a détruire doomu aadama yëkkati nañ ko pour dal ci kawam il a résisté par la grâce de Dieu dañuy wax ni par la grâce de Dieu parce que yàlla rek moo fi nekk yàlla di jàppale doomu aadama boobu dama ne man lu man naa fekk oustaz naa la nangul ni ci diine laa la xam dañ waxante dëgg rek tey su ma demoon fekk la ci dancing looloo may jaaxal mais du ma fekk la ci diineem donc Idrissa lu waay soxor wala aussi lu waay ñaan reconnaître ko ni moom référence am c'est le Coran waaw léegi xaaral rek dama ne référence am c'est le Coran wax mu dañ du Idrissa mooy def loolu maintenant nag ku ci nekk ak perception bi nga ci am na ñu àndul ak Idrissa dama lay joxe tey Maodo Faye àndul ak ñun mais barki démb li mu wax ñëpp dégg nañ ko prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam génn na dem ci dëkk di wax ni fii su ma fi ñëwee day ba ci description chambre ne du fa fanaan mais ba mu ñëwee contexte bi mayee mu def loolu defu ko du xam nga ko mais lan la ñu mën a wax foofu mais loolu mooy contexte bi li mu laaj tey parce que c'est le pays Macky Sall lañu fal ils étaient 3 4 5 candidats ñoom ñëpp ñu teg seen programme dama wax këbal ki dem benn waay mu ne ma non peuple bi la trahir ma ne ko ban peuple le peuple a choisi Macky Sall waaw non dama lay xam nga boo naan peuple la trahir day fekk peuple bi choisir le peuple sénégalais a choisi Macky Sall quel que soit ni élection yi bindoo sàcc nañ ko sàccuñu ko dama ni bu ñu jógoon avec une écrasante majorité bi ñu def ba Abdou Diouf jóge fi defaat ko en 2012 bi Macky Sall di dem Macky Sall di defee dem yoon ak nu ñu mën a truquer élection yi parce que la volonté populaire dara mënu ko téye mais le peuple sénégalais a choisi bu fekkee am na ñu def rétention des cartes loolu beneen affaire la on en discutera mais dama ne lii peuple bi ñoo choisir Macky Sall ñu jox Macky Sall mu gestu ni man kat lii lañ ma jox mais su ma bëggee Sénégal dem nii laa bëgg mu ubbi waxtaan ak ay nit Idrissa jàpp ni moom pays situation pays bi fu mu toll jàpp ne war na mën a dem dama ne Idrissa laa jàpp ne war na mën dem man loolu laa gis léegi il a rejoint Oustaz waaw loolu nag wax bu ñaaw jaru ko fi xastante jaru ko fi dama lay expliquer rek ñeneen man su ma jàppee ni Idrissa li mu def di yoon ma am maintenant beneen mécanisme bu mën a utiliser pour contrecarrer ko damay dem def ko dans la discipline xam nga lu tax Oustaz am na loo xam ne Sénégal dépassé nañ foofu gis nga ay jamono ñun bi ñuy dugg ci politique man PIT laa njëkk a def jamono yooyu gis nga politique boo fi dàqee saaga dekk fi xaste yaay star bi jamono ji dox arrogance yor politique Sénégal mais jamono yi man Aliou Sow si je su ma nekkoon léegi ku arrogant par rapport aux populations xoolal du ñu ma tax tontu dañuy xaar bés bi jot donc pour wax la ni kon Idrissa li mu def ñu am nañu jàpp ni li mu def du yoon nañ dem wuti mécanisme pour contrecarrer loolu man li ma ciy xaar mooy li mu wax keroog que ni dama ñëw pour changer la situation pour jàppale Macky ñu changer la situation du pays man damay julli di ñaan yàlla na ko yàlla may ci loolu réussite parce que réussite boobu mooy tax sénégalais bi ëpp importance xam nga mooy ban kii farul ak Macky Sall farul ak Idrissa farul ak Abdoulaye Wade farul ak kenn day xaar réew mi dox Idrissa àndam ak Macky produire ay fruits yu laal ñooñu ba ñu ne alhamdulilah kii yéexoon nañu man attente boobu la am ci moom mais pas des attentes politiques waaw xam nga moom mooy li ma la wax rek nit su fekkente ne da nga wax parce que déjà bi mu duggee ci gouvernement bi rek coow bari na way indi nañu ay waxu démb boole ko ak ay waxu tayam bi ñu xoolee waxu démbam ak waxu tayam gis nañ ni juyurloo am na yéen ñi nga xam ne rek yéen nekk ci wetam nga xam ni ku ko tudd leen te wax nga ko nee nga franchement référence la ci yoon bi ci référence la ci wàllu politique wóor léegi nag moom su fekkente ni parce que fi Idrissa di dugg dafa xaw a doy waar monsieur le maire mooy l'islam dafa sensible xam nga di ci ne te alquranul karim ki koy dund moo ko mën a wax ki koy dund moo ko mën a wax te des fois moom ay référence am bari na léegi ci politiciens yi ñoo xam ni lu ci ëpp seen référence dañ koy jëlee ci alquran te xam nga danger bi ci alquran ci wax loo xamante ni doo ko def ci wax loo xamante ni gëmuloo ko moo tax yéen la ñuy laaj parce que xolu Idrissa nekkuñu ci mais li xam nañu ni moom léppoon muy wax la muy jël di ko layee di ko leerloo mooy alquranul karim loolu nag tax na ba fi mu toll nii gis nga yàggul dara
avant Sidi Lamine Niass di génn àdduna amoon nañu problème ci ay détails yoo xamante ni gis nga atte na la ca Sidi Lamine wax ak moom it di gis-gisam ak dimension bi nga xamante ni moom la ci tolloo ma lay wax rek monsieur le maire waxu démbam ak waxu tayam jaxase na population bi dugg na ci xel nit ñi ba nit ñi actuellement nii tey amul kenn koo xam ne rek mën na laa décrire kan mooy Idrissa Seck. léegi même ma ñaan la oustaz. mais loolu nag. ma ñaan la oustaz balaa ñuy sori doy waar trop. dañuy ñëw dellu suut ci histoire. waaw yow oustaz dama lay wax. man du ma waxi aaya. parce que nit ñi boo tuddee aaya. dañ naan comprendre naa ma expliqué. xam nga tey boo demee Guinée. ñu lay jàngal qul huwallaahu. ñoom gul wallaahu la ñuy wax. tey su ma doon jàng ne la gul wallaahu dinañ ne gis nga mënul sax la muy wax. alors que ci prononciation day indi déformation. ci fa nga yaroo. qul huwa allahu ahad am na soo xam ne boo demee mënuñu ko jàngi noonu dal na fi temps rek benn politicien buy wax mais la muy waxee aaya bi noonu la mais problème bi mooy peut-être làmmiñam moo ko may lool mais yow d'accord nga ni bàkk moo gën màkk d'accord nga loolu dafa ñëw ci téere ñaar yëpp ñëw na la merci non dama ne ci ngëneel gi laa wax loolu dafa am dama lay expliquer benn affaire Sénégal dama déglu jamono yële passé ma ne li leen intéressé rek la ñuy teg gis nga bi Idrissa waxee loolu Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm toog ci télé bi am fi tudd génn nit ñi diine ak di leen ci dugal kenn waxu ko ne ko li nga wax du yoon prérogative génn nit ci diine ak dugal ko ci du prérogative doomu aadama amul mais amul ko ci wax dañoo bàyyi mu jàll xamul lu tax parce que peut-être boobu am nañ complexe ne ko lii la ak ñi doon xeex ak Idrissa loolu organe de presse yi seen cër c'était ñu dem jëli ñoo xam ne dañuy contrecarrer loolu Sidi Lamine di wax loolu mooy première chose bi ñaareel bi ma leen di ñaan nag comme ñu ngi def émission dem leen jëli li Adi Niass wax ci Korité kii passé Korité bee ñu génn ñun am nañ ko di ko distribuer ci réseau yi mais chaîne de télévision yi teguñu ko li Idrissa wax amul virgule bu ci changé ak li Adi wax dem na ba jàngale ne am nay jamono soo ne woon màkk nga dëkk day rus a génn wax na ko te Idrissa yeggul foofu chaîne yi duñ ko teg parce que leen intéressé mooy Sidi Lamine la ma waxoon pour dal ci kaw Idrissa parce que nag ñun xam nañu ni organes yee nii di doxee mais dañoo waroon jëli li Adi Niass wax teg ko jëli Idrissa wax teg ko ne nag ay ca nañ def comparaison ba pare jëli Sidi Lamine Niass waxu tegoon c'est-à-dire boo demee dans une démocratie waxuma démocratie ay politique ak yooyu de dans une démocratie même que l'islam moo waxi démocratie lakum diinukum waliya diin moo indi démocratie base démocratie ci foofu la tegu lakum diinukum waliya diin parce que pour may nit ñi nag ku ci nekk exercer sa foi sa gëm sa ak yu mu dem donc bu ñu ajoo ci loolu dañoo waroon la Adi Niass wax ñu teg ko ne ah erreur ba Idrissa waxoon kat Adi wax na ko mais la mu wax kenn dindiwu ko kenn teg ko ci réseau yi et pourtant bu Idrissa dañoo wërale un mois di ko wax pour wax la ni cible bi c'était pour détruire Allah subhanahu wa taala du nangu loolu benn Oustaz nañ ma wax ni lii Idrissa wax mu dañ man loolu rek laa bëgg wax xam ne nit ñi dañ naan waxi démb waxu teem nañ ma wax lii la wax ba pare def le contraire Idrissa n'a jamais dit du ma dugg ci gouvernement musul am musul am Idrissa n'a jamais dit lii dafa ni tel la wax nekk structure bii au conseil des collectivités territoriales c'est une structure c'est une institution de plus bu dee wax na leneen muy conseil économique et social sax supposons mais dafa ne su ma faloo laa wax mën naa ko dindi man loolu laa jàpp mais Idrissa faluwul on a fait appel à lui te du moom moo njëkk a nekk opposant bu dugg dans le gouvernement xam nga la laa ciy jële man mooy sant yàlla Idrissa moo nekk ci xolu Sénégalais xam nga lu tax ñaata opposant fi dugg ci nguur yëngatuwul ñii di wax ñëpp amul ku ci sa leader commençons par le parti socialiste xaaral man loolu laa jàpp est-ce que loolu du njuumte non xaaral ma expliqué xam nga lu tax moo la ko